asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax ka nga nekk Sénégal wala ci diaspora bi maa ngi lay nuyu tey nag bëggoon ñu waxtaanee fi situation bi toll ci àddina bi mais surtout fi situation bi toll ci suñu réew umpalewu leen ni réew mi jamono ji ñu ngi toll ci période yu jafe ci feebar bi ci situation économique bi. nit ñaa ngi gën a ñàkk da ngay dem ci hôpitaux yi nit ñi mënuñu faju ay nit ñu bëri ngi dee ci hôpitaux yi ndax lan ndax dara doxul jeunes yaa ngi chômé situation bi doy waar nañu jël un peu histoire ndax léeg-léeg dafa laaj nga comprendre histoire pour mën a comprendre li xew tey mais surtout comprendre aussi fi àddina mën a yegg ëllëg dama lire ci histoire Gandhi livre bi mu expliquer ni anglais yi dañu nootoon peuple hindou kon li am tey rek noot seen askan di def lu leen neex nit ñi di gën a ñàkk pauvreté gën a ñàkk ci la Gandhi jóg porter ce combat des milliers d'Indes topp ko ba le 12 mars 1930 bi leen anglais yi xoqatalee sonal leen ci mbiru xorom Gandhi def benn marche ñu tuddee la marche du sel mu dox 386 kilomètres jusqu'à l'océan ànd ak des milliers d'Indes pour dem for xorom loolu dafa symbolique ci histoire Inde ci noonu la Gandhi xeex moom ak askanam ñu topp ci ginnaawam jàppale ko ba ñu libérer seen réew lu tax nag ma jël histoire boobu mooy foog ñu jàng ci histoire pour mën a comprendre même histoire boobu moo amoon aux États-Unis moo marqué woon début révolution américaine ñu tuddee que Boston Tea Party Massachusetts même histoire boobu moo amoon en France durant la révolution française même histoire boobu moo amoon tamit ba ci jamono yi yàggul printemps arabe même histoire boobu tamit moom moo am fépp fu nooteel mus am pour peuple bi libérer seen bopp Sénégal nag ñun dañu toll ci benn période ba nga xam ne nous sommes au rendez-vous avec l'histoire foog ñu marqué histoire te Sénégal bis bu marqué histoire même Afrique sax xar kanamu Afrique mën na soppeeku lu bare dañu toll ci situation ba nga xam ni nag toog di seetaan dafa jeex noppi dafa jeex toog bañ a jëf dafa jeex ndax ñi ñu am en face yërëmuñu seen askan ñi ñu am en face xalaatuñu yàlla xalaatuñu bési pénc xalaatuñu ñoom ndénkaane bi ñu am leen seen askan dénk au contraire ñu ngi jël alalu askan bi au contraire ñu ngi xoqatal askan bi au contraire ñu ngi tëj nit ñi au contraire ñu ngi jël li askan bi moom di ko séddoo ñoom seen biir est-ce que askan boobu dafa war a toog di xaar naan yàlla baax na walla ndax nit dafa am la nga xam ni dafa dépendre ci ñun am la nga xam ni dafa dépendre ci sunu borom dafa am lu mu warloo ñun moom moo ngi koy def mais ñun dafa am lu ñu warloo ñun ak sunu bopp ak sunu réew loolu yàlla du ñëw di ñu ko defal ñun ñoo koy defal sunu bopp ñun ñoo war a jóg yàlla dimbale ñu ci loolu ndax heure booy xeex dëgg yàlla dalay jàppale encore une fois heure booy xeex dëgg day metti rek mais dëgg mooy mujj mais nag dëgg boobu nag foog nga nangu jóg xeex ka ana ngor bu ñu doon wax Sénégal ana jom bu ñu doon wax Sénégal ana réew njàmbaar bu ñu doon wax Sénégal sunu maam yi nga xam ni dañuy daboo ba léegi seen liggéey ndax ñoom dañu nekkoon ci dëgg di xeex ci dëgg ñenn ñi ñu tuxal leen ñenn ñi ñu tëj leen ñenn ñi ñu boom leen mën nañ ci lim ñu bëri ñun nag sunu génération dañu am rendez-vous avec histoire ñun dañu war a marqué histoire sunu histoire u réew ngir suñuy doom ya nga xam ni dans 15 ans 20 ans dañuy ñëw ban réew lañ fi nar a fekk est-ce que dañu war a choisir toog di seetaan li am ni continuer dans 15 ans dans 20 ans suñu réew dina gën a suux ba suñuy doom bis bu ñu ñëwee dañ ñu mere lool ndax dañ ñu laaj bi situation bi tollee fii ñun lan lañu def
sunu maam yi ñoom ñoo liggéey ba tax ñun ñu am réew mu stable réew mu jàmm am ay nit nag ñu jóg nag ñu jàmm boobu daf fiy jeex nooteel la ñuy indiwaat ñun est-ce que dañu war a seetaan bul toog naan sama yoon newu ci dootul mbiru parloo fii nga bokk wala fii laa bokk mais c'est l'avenir de ce pays c'est l'avenir de cette jeunesse c'est l'avenir de nos enfants ban avenir lañ leen di bàyyil ban impact lañ leen di bàyyil na dëgg rek tax ku nekk si ñun nga jóg jëf ci wax ci ñaawlu ko du sëriñ moo koy faj du sunuy yaay ñoo koy faj du sunuy papa ñoo koy faj ñun ndaw réew mi ñun ñoo koy faj ñun ñoo war libérer sunu réew ci bureau yi nga xam ni depuis 1960 ba léegi ñu ngi xoj askan bi demal ci àll bi gis nit ñi ni ñu sonnee xoolal baykat yi ni ñu sonnee xoolal nappakat yi ni ñu sonnee jaay nañu géej gi xoolal baana yi ni ñu sonnee teg ci nag di xoqatal nit ñi ku wax ñu jéem la boobu ku wax ñu jéem la sàkkal pexe bu ñu seetaan ndax doomu réew bu jóg bëgg sa réew mi xeex sa réew kooku c'est un devoir doomu réew bu nekk nga jàppale kooku ndax kooku ci yoonu dëgg la tegu diggante dëgg la ak fen nag mën na bëree coow torop mais yàgg-yàgg dëgg moom mooy mujj ma leen di dénk sama bopp yàlla rek moo fi nekk te li ñu war defal suñu bopp yàlla duñu ko defal ñun ñoo ko war defal suñu bopp nañu jóg quand il est encore temps ñu libérer suñu réew ndax l'histoire se répète bu ñu manqué histoire bi encore une fois boom nañu Mamadou Dia sàkkal ko pexe boom nañu Cheikh Anta Diop sàkkal ko pexe ay Omar Blondin Diop sunu maam Serigne Touba Seydi Hadj Malick Sy Lat Dior ak ñeneen jéem boom nañ leen ci fànn bu nekk ndax lan ci dëgg la ñu nekkoon ñun nag héritage boobu tey mu ngi suñuy loxo nous cette jeunesse sénégalaise héritage boobu nañ ko porter de la manière la plus digne ñu libérer suñu réew di la ñaan nga partager vidéo bi di la ñaanal tamit yal na yàlla def jàmm Sénégal defal ko ku nekk si yéen Sénégal rek mooy am ndam te Sénégal bu amee ndam askan bi mooy am ndam di leen ñaanal ngeen passé un très bon week-end asalaamaaleykum